juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk li ñuy waxtaane tey baccalauréat session de remplacement ñu gis ne résultat yi moom dara baaxu ci lu ñu jot a am fële ca l'université Amadou Hampâté Bâ nag gis nañ ne ci junni ak téeméer ak ñaar fukki ndongo daanaka rek fanweer ak juróom-ñett ñoo ci jot a jàll premier tour ci loolu nag ñu ngi koy xayma ci 3,47%. kilifa yi àddu rek jëmale ci niveau yi xale yi ñu gis ne rek dafa xaw wàcc bu baax a baax ca université Gaston Berger bu Saint-Louis moom dañu amoon yenn tey rek ubbi université bi loolee jotul antu li ko waral ñuy daw ci boru ñaari milliards yu indi xiiroo ngaayoo foofee nag ba tax na coordination bi ëmb étudiants yi fekk baax foofe ca Saint-Louis di sàkku ci kilifa yi rek ñu toog waxtaan bu ko defee ñu mën a door liggéey bi Ousmane Sonko ak vidéom loolay juru coow lu bëri fii ci réew mi lii lay sukkandiku nag waa rajo télévision Futur Média jox kaddu gi kii di Mbaye Sidi Mbaye di analyste politique muy sàkku ci njiital Pastef mu xoolaat tuuti communication wàllu dëwlin fii ci Sénégal nguur gi jël na dogal fii ak ñetti weer nag benn dëwlin du dugg fii ci réew mi bàyyi ko biti réew liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñuy liggéey fii ci Sénégal mën a gis seen bopp bu baax a baax ci lépp lu aju ci wàllu njaay dëwlin fii ci suñu réew dinañ wax ci wàllu sport rawatina jongante war a dox diggante Sénégal ak Soudan loolee nag dinañ ko amal suba gaynde jamono ji ñu nga fële ci Khartoum di waajal jongante boobee bu baax a baax gone Aliou Cissé ne dinañ def seen kem kattan ngir mën a indi ñetti poñ yi foofu nag doomu Sénégal ya fa nekk Soudan ñu ngi def seen kem kattan tamit pour ñu mën a dem stade supporter gaynde Sénégal fexe ba ñooñee mën a am ndam mbokk yi lii moo gënoon fës ci ponk yi ngeen taaxeerlu tuuti ñu wasaare ko. asalaamaaleykum mbokk yi ni ñu ko waxee woon ci ponk yi baccalauréat atum ren ji session de remplacement baaxul dara li koy firndeel rek ci junni ak téeméeri candidat ñaar fukk ak lu tegal mu des nañu wax ne 39 rek ñoo ci jot a am défis loole nag kilifa yi gis na rek niveau bi wàcc moo waral li ni mel ba tax na ñuy sàkku bu baax a baax ci gone yooye ñu yokk góorgóorlu bu ko defee rek at yii di ñëw ñu mën a am beneen taxawaay bu mucc ay Bipa Diallo teewoon na fa reportage. résultat au premier tour bu session de remplacement bu baccalauréat 2018 jot naa fës ci week-end bii ñu génn bilan bi nag mooy taux de réussite bu 3,47%. principale raison bu waral nombre bu néew boobu mooy date yi ñuy faral di amalee examen bi at bu ne mais itam besu niveau élèves yi. bilan bi premier tour bi baaxul vraiment bu fekkee yàlla rek tax may wax baaxul parce que boo jëlee jury 12-33 lu tolloog ñeenti téeméeri candidat ak lu teg mu amoon ñaari série L prime ak L2 L prime ñett lañu L2 ñeent donc boo jëlee ñaari série yi ni ci jury 12-33 juróom-ñaari nit ñoo jàll 7 baaxul. foofu ca université Hampâté Bâ nga xamante ne 1123 candidats yi jóge ci Sénégal yëpp nar a amalee examen 39 candidats dont ñoo si jot a jàll ci premier tour. xale problème niveau la ñu am je sais que enseignant ñu ngi jàngale bu baax mais session d'octobre bi il faut que ñu xoolaat xale yi xoolaat comment ñu koy aborder quoi en fait niveau bi wàcc na trop. épreuve second tour yi nag ñu ngi koy commencé mardi 190 candidats ñoo jéem a tenté waat examen ngir jéem a décrocher seen premier diplôme universitaire. Mamadou Bipa Sissoko ñu ngi lay jaajëfal desandi ci wàllu njàng meek njàngale mi dem ba fële ca université Gaston Berger ba ca Saint-Louis. ñooñu nag amoon nañu yenn ubbi amphi yi tey loole nag jotul antu li ko waral ñu gis ne rek ab bor moo indi xiiro ngaayo ba tax na coordination bi ëmb étudiants yooyu di sàkku ci kilifa yi ñu toog waxtaan su ko defee ñu xool ni ñuy mën a def ba bor bee booy mën a féete boor Ousseynou Thiam doxantu woon na fa andi ci ak Kabib Seck. ñun li ñu amoon lu ñuy wax mooy dañoo am méttutub xol te méttutub xol boobu nekk ci ñun moom lañ bëgg ne yuréet parce que kat lu fees tuuru université Gaston Berger de Saint-Louis musul toog depuis ba mu commencé ba tey musuñu toog ba heure bi te jàng musul commencé mbir yaa ngi na sax te
instant bi jàng bu nasaxee mooy réew mi dana yàqu te ñun parewuñu pour réew mi yàqu lépp li ñu war a wax mooy lan lii di restauration ak œuvre sociale yi ba tey moom moo mënagul disponible moo tax ba tey jàng mi fii di université Gaston Berger de Saint-Louis mënagul commencé te loolu di ko waral mooy lan benn bor la boo xamante ne kii di directeur du CROUS maanaam le CROUS amel na ko ñiy yor restaurant yi te bor boobu moo ngi toll ci 1,640 milliards moo tax ba tey mënuñoo commencé leneen li ci topp mooy ñoo ngi woo ñëpp ñi xamante ne ñoom ñoo ngi jublu ci wàllu médiation pour rataxal mbir yi parce que instant bi bu dul loolu problème dina am il faut ñëpp ñëw ñi xamante ne ñëpp enseignement supérieur moo leen ñor enseignement supérieur moom la ñuy noyee enseignement supérieur mooy li xamante ne mooy seen quotidien moom la ñuy dund chaque jour li ñuy ñaan mooy ñoom ñu ñëw te buñ ko deful fekk ay fan yu néew dinañ woo étudiants yëpp ñëw ñu daje fii ñu xeexee bi benn yoon te ñoom xam nañ bu baax lan la ñuy wax te bu ñu xeexee bi dina métti noonu ci ñoom. kaddu yooyu nag Ousseynou Diop moo ko taataan foofee ca Ndar ñu del ci fii ci Sénégal doxantu ba fële ca nouvelle édition africaine di këru liggéeykaay bu ñu xam ci wàllu mool téere ñooñu nag ay at a ngi ñu rombay jafe-jafe ba tax na rek ñuy sàkku ci kilifa yi ñu taxawu leen su ko defee liggéey bi nga xam ne moom lañ leen sant ñu amal ko ni mu waree ci loolu sax ñu ngi sàkku rek ñu amal assemblée générale bu ko defee rek kenn ku nekk ci ñoom mën a xam ana lan moo war a doon sa taxawaay ci boobule kër. ay sutu pay doxantu woon na fa andi ci ak Amadou Ba. Nouvelles éditions africaines du Sénégal nekk ci ay jafe-jafe yu tar fu mu nekk nii nag ñoom xaalis gu bëri sax amatuñu ko. processus de restructuration bi nga xamante ne bëggoon nañ ko door dafa taxaw payoor yi ñoom itam taxaw syndicat bi nag di woote ngir ki nga xamante ne mooy PCA bi jóge fa. saa war na dégagé na dem rentrée scolaire ngi nii marché scolaire éducation nationale mënatuñ bokk parce que il faut dafa laaj nga joxe xaalis bu bëree bëri auteurs yi da nga leen di fay pour ñu ñëw defal manuel scolaire auteurs yi du ñëw fii ñi mujjee ñëw nga xam ne xamuñu dara ci éducation sax ñooy gagné marché éducation nationale parce que dañu yor moyen. assemblée générale bi nga xamante ne bëgg nañ ko taxawal bu amoon nag dina am lu bëri loo xamante ne ndax na ko régler. Charles Wade dafa mel ne yëf yi da ko sofental taxaw ci nim ci war a taxawee moom la ñuy ñaan mu góorgóorlu ñuy ñaan ministre bi aussi de la culture mu jàpp ci ba ñu def seen assemblée générale ñu xoolaat nan la ñuy tëralewaat ba NEA mën a gën a suqaleku. naam sax am na benn fonds d'aide boo xamante ne jagleel nañ ko maison d'édition yi waaye fu mu toll ni loolu mënut a régler benn situation. fonds d'aide bi dañ ko war a arbitrer les éditeurs association des éditeurs association des écrivains ñu toog ñu arbitrer le fonds d'aide comme la presse ni mu def comme ni kii def donc problème yooyu moo gën a sonal NEA. ñi ngi ko nag créé ci atum 1972 ki ko créé di Léopold Sédar Senghor li nga xamante nag mooy nouvelles éditions africaines nekkatul sax maison mère patrimoine national la boo xamante ne ñun ñëpp war nañ ko aar. ñu wax ci wàllu politique ak vidéo bi romb rek ci réseaux sociaux yi loole nag ñu gis ne Ousmane Sonko da ci yëkkatee kaddu yi ñu rafetluwul dara. ba tax na rek ñeen ci analyste politique yi yëkkati ci kàddu di sàkku ci njiital Pastef yenn saay bu waree wax mu xoolaat li ni mel ndaxte politiciens yi rawatina ñi ko jiitu ci liggéey bi am na loo xamante ne rek jot nañ ko def te lu ñu war a rafetlu la. Alassane Ba def ci ab doxantu taseek Mbaye Sidi Mbaye di ko ñu ràññee ci wàllu analyse politique andi ci ak Jaafara Ba. ñi jiite depuis début ba léegi soo leen dajale woon ñoom ñëpp fusillé leen defoo bàkkaar. rek coow li juddu ay kaddu yu ñu jàpp ne kaddu yu garaaw la njiitalu Pastef mel ni kon bi mu doon wax dafa mer di xalaatu journaliste bi. xam naa nag dafa sonn parce que temps yëpp moom parti pouvoir association yi ànd ak pouvoir ñoom yëpp Sonko lañuy attaqué. xëy na loolu moo waral tax. xeex bi gën a metti ñu koy waxal xaalis même xaalis wax nañ ko wax nañu salafiste la te mais kenn génnewu ci preuve comme génnewuñ ci preuve moom itam na garder sang-froid. candidat bu parti Pastef les Patriotes war a mën a nag contrôler boppam mu yokk ci loolu le moom Mbaye Sidi Mbaye
wante itam jéggalu ci kanamu askan wi. li mu wax ma déglu ko ci réseaux sociaux bu mu ko waxati parce que avenir u politique Sénégal moom ci la bokk kon bu mu tombé ci ay waxantu soo tooñee nga xam ne da nga tooñ da nga juum nga wax baal leen ma ça te grandit ça ne te baisse pas. pour journaliste bi di Jean Meissa Diop. man nag partagé ma xalaat bi nga xamante ne ñu ngi baal Sonko ndax faute bi mu def jàpp ni nag si son figuré la bëggoon waxee lii psychanalyste yi ñu ngi koy woowee acte manqué c'est-à-dire parole boo xamante ne nañ ko jëmale jàppee ko lapsus nga kese mais réellement day trahir li nga xamante ne intention la yu mu amoon. bu ñu dégloo ki nga xamante ni moom la vidéo bi concerné muy Ousmane Sonko li ni mel ab tentative la rek ngir yàq deram wante nag boo xoolee vidéo bu yàgg la. yi nekk biir Sénégal nga mën a gis des niveaux de souffrance. Alassane Ba dañuy dem ba ci Belgique desandi ci wàllu politique ak Barthélémy Dias foofee ca Anvers la dem rek ngir taseek ñenn ci xalifiste yi li ñu bëgg rek mooy jébaane ni nguuru Sénégal di doxale ci yenn dossiers yi wax itam ci politique ak seen tolluwaay ci li nga xamante ne rek dañ ko fas yéene liggéey ak doomu réew yi dund foofee ca biti réew Ibrahima Camara tase na ak ñoom. dëkku flamand bi di Anvers la ñooñu Khalifa Sall yi ne Europe taamu ngir dalal seen ñaari gan yi ndaje mi ñeel ab lël bu jëm si wàllu yoon ak tëraayam ci Sénégal ñu bëgg yi tamit génnee seen ñooñ bi di Khalifa Sall. ci kaso fekk si tamit suñu mbokk sénégalais yu nga xam ne nii ëllëgu Sénégal daf leen ñor démocratie wu Sénégal tamit daf leen ñor ñoo waxtaan si ak ñoom lu ñuy gën a wut ci ndaje bi. mooy nit ñi mën a wax ñun ñu dégg ñun tamit ñu mën a wax nit ñi dégg ndax ñu réeroo bañ a am. ñëw remobiliser base yi jox leen nuyoo Khalifa Sall wax leen ni moom yëg na fa mu ne jàppale gi ngeen ko jàpp te bàyyiwu leen gor nag moo mën loolu gor nag moo mën kanam mën gannaawam ndax ñu bari bi mu méttee ñu ngi daw te li muy métti gor ñaa ngi taxaw ni Khalifa métti na mais duñu la bàyyee donc ñoom ñu ngi ci parrainage bi ñu ngi ci remobilisation base yi. Sénégalais yi ne Europe di ñaawlu ñàkkum jot seeni carte électeur yi ba néegé nii. boo ñëwee ñun la carte bi newu fi mbaa carte yi ne fii du waa pour ñooñu beneen dëkk la waa dëkk ba ba fa demee yeneen carte ñeneen la boo ñëwee ngi naan newu fi mbaa boo jotee sa carte ñu bind ci que nekk ko ci fichier électoral maa mën a voté ñoom nag seen militant jot nañ seen i carte nga xam ni boobu façon élection day doy waar. ñàkkum kaaraange bi lëmbee mim réew jamono ji itam maire Médina bi di Bamba Fall daal di ci àddu. te léeg-léeg sax da ngay jàpp sa sàcc woote ñu naan la police bi amul effectif ak amul moyen oto bi amul carburant. booy dem aéroport Blaise Diagne di nga daw lu yàgg lamp sax doo ko gis ci lëndëm gi ngay daw donc yaakaar naa réew bu fekkee ne ñi ko jiite dañoo tëri dañuy bàyyi ñi ko mën a yor ko te bis bu Khalifa Sall yore réew mi dañu xam ne lépp dëgg la. si ab ambiance mbégte ak waxtaan weccoo xalaat ngir ñaax seeni militant nemmeeku nañ ko fa itam. Ibrahima Camara ñu del si fii ci Sénégal dem ba ci Rufisque foofu nag Aminata Touré di kenn ki nga xam ne rek mooy responsable national bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu parrainage ak mobilisation ci wàllu APR foofee nag doxantu woon na fa rek ngir fekkee benn lancement mouvement de soutien ngir falaat président Macky Sall ci loolee la sukkandiku rek ci ñëwaat ci xiiro ngaayo bi mu nemmeeku ci biir APR féete foofee ci Rufisque mu gis ne ku ci nekk da nga am taxawaay boo bëgg woon rek moo waral jafe-jafe yi waaye ku si nekk tamit da nga war a xam ne rek kii di président Macky Sall moo la tax a jóg ñu teewlu ko ay kàddoom ci micro Ousseynou Thiam. waaw mais xam nga activité politique moom souvent aussi dinay am quelque coow waaye li ci ëpp solo mooy liggéey wi te tey jii def naa ne taxawaay yi wane na loolu ni ngeen ko gisee ay responsable rek fi newoon ay responsable ay soxna amoon aussi ay responsable jeunes yu fi ñëw ñu waxtaane li nga xam ne moo am solo mooy liggéey wi président def loolu lay lancé appel suñu responsable yëpp loolu mooy li am solo fi léegi 24 février ndax newuñ ci benn élection bu dul élection présidentielle ku ci ne fa nga ne war ngaa góorgóorlu ba vraiment wàcc ci base yi waxtaan ak population yi citoyens yi jël seen signature ñoom it ñu sawar ci lool résultat yi ñu jot a am te ICS it wane ko résultat yu am solo la loolu mooy li ci ne vraiment tey moom am nañu mbégte lool fekkee mobilisation bi. ñu wax ci wàllu yaram yenn saay ay doomu réew mi ñooy jóg yëkkati seen alal jàppale ñi nga xam ne rek ñooy kër docteur yi ci wàllu matériel wante yenn saay nag li ci ñuul
mooy ñooñee day ànd ak ay xumbite yu dem ba xaw a niroog meeting loolee moo xew Pékin ba tax na rek waa rédaction bu télévision Futurs Médias samp ci ab laaj ndax loolee jar na mën a àndal ab xumbite rek dem bay sonal way malade yi fa nekk te tamit ñi si leen ni àndandoo di ko ñaawlu saa su nekk Abi Faye ak Asmali Diop. bu mu leen jaaxal benn yoon nekkul ci ngénte wala ci takk waaye ci biir hôpital bu wér gu yaram demee ba biir gu bëri gi sonal ñi feebar ñoom ñooñu amatuñu pexe ci centre de santé Baytala Diop ex-Dominique bu Pikine ña feebar ñoom mer ba futul lañu def ci cérémonie de remise de dons matériel bi ñu jàppee ne lii activité politique la bu ñu amal ci biir centre bi. parce que hôpital moom ku ne xam ne ak yëngu-yëngu àndul parce que tamit ay malade bu tëdd ay nit yoo xamante ni dañoo feebar am na yenn xam ne mën na ñàkk ci hôpital tamit parce que ku nekk ak feebaram ku nekk ak lu ko fi am na ñoo xam ne ay problème bopp la ñu am ñoo xam ne ay problème bi parce que tamit calme moo tax ñu jóge kër ga indi leen fii pour bëgg lu calme. yow mënuloo ñëw def ay remise ba pare di ko booleeg ay meeting politique man day rafetlu ma ko. bileeg cérémonie ñoom ñi rafetlu wuñu ko benn yoon. mel ni mooy wane ni fii ndegam nii la mel ca kaw aussi. baaxul ci maladie sax yu dégg yooyu parce que c'est une pollution sonore hein parce que maladie nekk ci biir sax ak des femmes qui accouchent à ce moment-là grève am na du ñu faju mais nga toog sa feebar aussi nekkoon ci calme te hôpital ñëpp xam nañ ko même en Europe boo duggee ci buntu bi silence la ñuy bind silence ça veut dire beaucoup de choses. ñuy woo autorités locales yi ñu xoolaat ana nan rek la ñuy organiser seeni activités. bu fekkee ne don lañ fiy joxe pour intérêt population bi le personnel de l'hôpital comme ni ma ko waxee rek dañ fa waroon nekk ñoom ñoo waroon recevoir don yooyu xool nan lañ koy joxe. ci wetu salle bi ñuy entrer ñi feebar ak saalu réewle gi ndey ji réew bokk moomeel bu Pikine Ouest joxe ab matériel médical bu toll ci $700 ak juróom-ñeent fukki millions ci suñu koppar centre de santé bile waaye bileeg mbir xumbute googee nga xamante ne am na ko tax na ña nekk ci hôpital bi ñoom ne neexu leen benn yoon te mbir mi lu ëpp la. Habib Faye beneen seetlu mi mooy jamono ji bëri nay liggéeykat yu ñaxtu rek ñu sàkku ci kilifa yi ñu gëstu leen loolee ànd ak ay grève yu métti ñenn ñi sax gis ne élection yi ñuy waajal xëy na mu waral li ni mel ba tax na nag ñenn ñi dañu gis ne rek faw ñu dàkkal seeni grève bu ko defee ñu mën a jàppale kilifa yi ci ut solution ñeneen ñi moom dañuy taxaw ne tem rek faw ñu satisfaire seeni ay doléances laata ñuy dellu seen i bérébu liggéeykaay Cheikh Tidiane Diop ànd ci ak Jafara reportage. Front social jamono yi nekk ci ay jafe-jafe ay secteurs yu am solo lu ci mel ni wàllu njàng mi ak njàngale mi wàllu wér-gu-yaram ba ci sax wàllu yoon jamono yi lépp daal di paralysé syndicat yi lee di profito ci li nga xam ne moom moo di période préélectorale bi ngir daal di ñaxtu li nga xam ne moom moo di seeni ay bëgg-bëgg. syndicat buñ ko dee wax doole ji mu représenté moo tax lépp luy niroog chantage du syndicat moom du dox ci chantage syndicat du dox ci li mel noonu boo gisee nag élection di jub ñëpp jóg loolu aussi boo ko jàngatee ba ci biir signe de faiblesse su mouvement syndical la. lu ko indi mooy léeg-léeg dañu am ay accords yoo xam ne signé ne ko ak nguur gi ñu war ko appliqué wuñu ko. ñun élection taxul ñu jóg boobu ba léegi depuis décembre 2017 ñu ngi ci terrain bi. grève yi di wéy di am syndicat yi lee di gën a dëggal seen bopp te ticc ne duñu teggi seen tàgg. bu dee dañuy gën a dóor bu boobaa nag dafa day métti ku nekk na jël responsabilité ñu ngi artu nag li ñuy def ni alerte la parce que ba tey ñun radicalisé wuñu carrément suñu lutte bi camarades yi ñu ngi ñuy poussé nañu arrêté urgence yi xam nga loolu moom bu ñu ko defee mara détail. ñi lee daal di amal ay plan d'action yu bari mu mel ni nguur bu Sénégal daal di ay dégguma ci li nga xam ne moom moo di seeni ay bëgg-bëgg secrétaire général bu CNTS/FC di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ndaataangoom ñu daal di coppi stratégie de lutte. organisation lutte yi d'ailleurs lañ war a xoolaat te loolu mi ngi wéer ci suñu unité dañoo war a xoolaat suñu bopp booloo bi nekk benn ñu gën a tar booloo nekk benn mi ngi tàmbale ci centrale yi ak organisation yi nekk en lutte tey jii situation bi dafa interpeller centrale yi su fekkee booloo boobu ñuy wax dëgg la ci ñun centrale yi dañu war a taxaw waxtaan ak secteurs yi nekk en lutte woo nguur gi pour ñu toog waxtaan. jamono yi tembe nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di syndicalistes yi di profité wu ci bile période ñii le di xam ne day yàgg rek waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorités yi dinañ leen gëstu. Cheikh Diop digal jogal ba jub na nag fii ak ñetti weer ci fan yi di ñëw wala sax ñetti weer benn dëwlin dootul bàyyee ko biti réew dugg fii ci Sénégal
dogal bi nag ministère du commerce ànd ci ak ñëpp ñuy yëngu ci wàllu dëwlin fii ci Sénégal ñoo ko signé lu ñuy jublu rek mooy fexe ba ñëpp ñuy liggéey si boobule wàll ñu mën a gis seen bopp rek ci seen ay yëngu-yëngu di sakku tamit ci ñëpp ñi ci yëngu ñu saxoo bile dogal bu ko defee rek kenn du ci am ay jafe-jafe Fatoumata Touré teewoon na fa andi ci ak Pape Sangone Mbaye. benn protocole multipartie xaatim nañ ko ci diggante ministre commerce ak entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci njaayum diwlin ñetti weer benn diwlin dootul jóge ci bitim réew di dugg biir Sénégal ci biir protocole boobee sax ci article 4 di xamale ni ñëpp ñi nga xam ne rek ñoom ñoo sekk protocole boobee dañoo war a respecter seeni engagement ministre commerce nag daal di taxaw temm ngir rek loolu am. l'importation des huiles de soja. importation ci wàllu diwlin bu soja ak tournesol dinañ ko dakkandeli ngir fexe nag huile raffinée bi daal di am place ci noonu nag wàllu production ci yu ndaw yi 250 millilitres moo tax ma ne sama service ak direction commerce yooyu yëpp ñu daal di jël seeni matuwaay naka noonu douane jàpp ci dakkal li nu mel. pour une sécurisation de la plateforme. njiitu Sonacos kontaan bu baax ci protocole bi li ndaxte moom dafa jàpp ne rek loolu dina mën a dimbali entreprise am ba nga xam ne rek du dem ci faillite. daaw ci gerte gi téeméer boo jël Sonacos moo jënd juróom-benn fukk ak juróom-ñaar kon bu ñu tëjee Sonacos campagne commercialisation bi dina am problème bi ñu ko waxee itam gouvernement bi nii mu def signé protocole bi yaakaar naa ni lu baax ci huiliers yi la. waaye commerçant yi ñoom am tuuti jiixi jaaxa ñoom nag lu ñu bëgg mooy rek ñu daal di respecté protocole bi mu bañ a nekk ay waxi kese. am na industrie yoo xam ni respecté wuñu woon li nga xam ni moom la ñu xaatimoon ci protocole bi muy format yi nga xam ni soxla nañ ko pour ñu jox na ko beneen bi ci topp période boobu fekk na diwlin bëri trop ci dëkk bi boo jëndee diwlinu gerte bi da ngay am jafe-jafe pour jaay ko. benn opération nag dinañ ko amal ngir rek daal di jaay lu toll ci 5600 tonnes gerte fii ci Sénégal juróom-ñaari milliards nag moo nekk en jeu waaye tamit autorité yi ñu gën a respecté rek seen engagement. di ngeen ko xamee rek ay fan a ngi waa SYTJUST di syndicat bi ëmb travailleurs de la justice nekk ci ay ñaxtu loole nag tax waa rédaction télévision Futur Média samp ab laaj ana lan mooy njëriñu greffier ñooñee nga xam ne ay fonctionnaire lañ yu am solo lool foofee de tribunal ba de doxee ba tax na rek ñu fas yéene leen xamaleek ana kan mooy greffier ak lan mooy liggéeyam ci foofu le tribunal Alioune Gueye Amadou Ba. mu nekk ab liggéeykat greffier nekk na ku am solo ci tribunal liggéey ba muy def kenn dootu ko naatable. greffier dafa nekk agent boo xam ne dafay bokk ci ñiy doxal justice mu nekk d'abord koo xam ne day permettre justiciable bu ñu ñëwee mën a exercer seen droit moom la ñuy accès à la justice dañ koy yombalal da leen di recevoir ci bureau toog waxtaan ak ñoom conseiller leen xamal leen la ñu war a def. greffier dafa war a di fekke dafa nekk membre tribunal maanaam tribunal dafa bokk ci composition tribunal ndax tribunal décision bu muy rendre rek pour mu authentique pour mu nekk dëgg il faut greffier fekke ko seede ko. ba tax na kii di greffier mënul ñàkk ci tribunal. greffier bu newul tribunal du dox. moo tax may wax nit ñi. bu greffier yi grévété ñuy bañ a nangu ñuy àtte seen i mbir ndaxte bu grève ba jeexee seen dossier yi fa lay jalu ña ko liggéeyoo ña fa newoon ci bis boobu duñ ci def dara loolu nag day indi dossier bu sànku. ñu nekk ci ay ñaxtu depuis ay fan seen payoor ak seen lim néew na lool. payoor yu néew lañ leen di jox d'ailleurs sax looloo indi xeex bu metti bi ñu ngi xeex pour yokk payoor yi ndaxte ñoom liggéey bi ñu def dafa am solo ci biir justice mais ministère de la justice ak état du Sénégal ñoo deful dara pour génne leen ci situation boobu ñu nekk. loolu bëriwuñu 46 greffiers ñoo am Sénégal. c'est que état bi moo dul recruter recrutement bu doy parce que bu ñu xoolee ba xool sax foo amee. benn magistrat war nga fa am ñaari greffier mais Sénégal magistrat yi sax ñoo ëpp greffier yi. ñaari semaine a ngi nii liggéeykatu justice yi nekk ci grève te ñàkk a teew greffier ci tribunal dina am gàllankoor ci way àttekat yi leen. Alioune Gueye ñu wax ci wàllu tàggat yaram football Soudan Sénégal foofee ca Khartoum lay amee nag gayndey Sénégal jamono ji ñoo ngi foofu ngir mën a amal li nga xamante ne mooy jongante ba bokk ci ñeenteelu fan éliminatoire du Cameroun 2019 ci loole nag doomu Soudan yi gis nañ ne rek dina jafe trop ci seen équipe nationale ñu mën a dóor Sénégal wante li leen gën a neex ci boobu la ndaje
ñoom Sadio Mané ak ay ñooñam yi ñu war a gis rek ñu football foofee ca Khartoum ñu am fa ay ndaw di Mamadou Ndiaye ànd ci ak Mor Xarma. gannaaw seen match ba ñu ñàkk ci samedi bi foofu ca Dakar 3-0 soudanais yi xëyee gën ak tàngoor gu metti ci dëkk bi fii ci Khartoum température bi yéeg ba toll ci 35 degré ñi bëgg football ñoom ñu fekk leen ñuy waxtaanee match bi waaye ñoom li ñu jàpp ni Sénégal moo mën fuuf équipe bu Soudan. Extrait. A very good match, of course, for Senegal, but not for us. Our team is a little bit rusty. gis nañ match bu samedi bi mu nekkoon match bu neex waaye nag équipe bu Sénégal bi moo mën bu Soudan. ndax équipe Sénégal boo ko xoolee dafa jóge coupe du monde te joueurs yu mag la am ñuy football ci championnat yi gën a mag ci monde bi te dinañ yàpp nañ ne sax ne que match bu talaata bi dina jafe lool Soudan am ndam ci kaw Sénégal. Just have to focus a little bit, something like this. ñeneen ñi ñoom di rafetlu bu baax équipe bu Sénégal bi fas yéene ñëw football fii ci talaata ji joueurs yi ñuy jàkkaarlool ci championnat yi ñu ci mel ni Sadio Mané moom sax attaquant Reds bi moom fii nga xamante ni fii ci Khartoum dañu jàpp ni star la fi ndax ñëpp a ko fi ràññee. السنغال بالعربي السنغال فريق قوي فريق كويس ساديو ماني رفع اسم الأغارة الأفريقية أفريقيا Go Senegal, go Senegal. Go Senegal. Sadio Mané. Sénégal champion de mo Africa. Sénégal Soudan nekk ñeenteelu journée ci éliminatoire u CAN 2019 bi gaynde yi di jouer seen qualification fii ci Khartoum match bi ñu ngi ko jàpp talaata ci bu 17h30 jotee foofu ci Dakar 19h fii ci Khartoum. Mamadou Ndiaye Mor Xarma ñu leen di jaajëfal yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Sara Cissé dina fi teew tënkal leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.